mbokk yi ñoo ngi fii ci permanence bu PUR teew fi ak koo xam ne membre bureau politique di Magaye Kébé dootuñu ko présenté képp koo xam ne yaa ngi ci diwaanu Sénégal rawatina parti bi di PUR Magaye maa ngi lay jox sa cër ak sa wàccuwaay di la nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax Fall Ndiaga Yaram. am nañu mbégte ci dalal bi ngeen ñu dalal fii ci bureau ci quartier général bi laay wax quoi. En fait ñun ñoo ëpp mbégte pour ñëw dalal leen ci quartier général bi ndax ñun ñoo waroon ñëw sax. ñun ñoo waroon ñëw waaye seen kër ngeen ñëw wax dëgg yàlla ngeen ñëw fi tey fekk ñu fi du ñu def lu dul sant leen bu baax a baax jéggalu également ci déplacement yi. ok dañuy dugg ci actualité bi directement parce que gis nañu ne parrainage bi préparé ngeen ko bëri na bi ñu demee conseil constitutionnel bëri na ay candidats yoo xam ne sax maanaam jàll nañu waaye teewul sax seen jàll am gàkk-gàkk nan ngeen organisé woo ba PUR bokkul ci coow li PUR organisé nañu ba waxul ni manqué na. kii bi nu mu tëddee signature bi wala waroon naa dugal nii wala seen organisation ci parrainage bi. xam nga li njëkk Fall moom mooy parrainage bi ci boppam le candidat El Hadj Issa Sall mooy ki nga xamante ne moom moo njëkk wax ne parrainage bi nekkul lu jaar yoon précipité nañ ko tey na xel mu bind ci lettre def ko fële au niveau de l'Assemblée nationale fi nga xamante ne moom député la fa. mu wax ne rek simplement parrainage bi nekkul lu dul yoon boo xamante ne nguur gi ak état bi daf koy utiliser pour wàññi candidat yi bi ñu nekkee ci lutte boobu bokk ak suñu mbokk waa opposition bi et tout ça ñu dem ba ci biir un certain 19 gars yi voté loi bi ñu voté loi bi automatiquement le président a dit comme voté nañ ko nañu dem ci liggéey bi ñu demee ci liggéey bi aussi ñu commencé ñun organiser wu. bi ñu organisé wu dajale ay militants parce que esprit wu parrainage en fait moom mooy say militants ñoom ñoo lay ñëw signer donc ñun ñi nga xamante ne daf ñu wóor ñu ne nous sommes le premier parti du Sénégal am nañ ay militants moo tax ñun amuñu benn problème damay faral di wax ni ci sañu mbokku journaliste ne leen su ma jëlee le cas seulement de Dakar bi nga xamante ne ñun am nañ fi nombre de parrains mais pour des problèmes d'arbitrage ñu jël. que 16 000 et quelques voix déposé ko parce que problème d'arbitrage la parrainage bi yaa ngi nekk diggante 54 000 et 66 000 boo defee 67 000 automatiquement dañu war a éliminer boo defee moins de 54 000 automatiquement dañu war a éliminer donc ci cadre arbitrage ñun automatiquement dañu jël 16 000 et quelques dugal leen pour Dakar xam nga ñaata lañ fa am ku ñu rejeté benn xam nga kooku loterie la ce qui veut dire que 16 000 et quelques yooyu mooy benn yi ñooñu ñëpp signé lu ñu keneen parce que ce sont des militants du parti de l'unité et du rassemblement donc loolu moom nga mën a def Thiès moom nga mën a def Louga moom nga mën a def Matam moom nga mën a def Tamba moom nga mën a def Saint-Louis foo wër ci Sénégal ñun ci cadre boobu la ñu defee suñu parrainage. ok tey bi ñu gisee ni 19 yi nga xam ne ñoom ñoo déposé woon ñu dem ba génne ci 4+1 muy président Macky Sall yan yëg-yëg ngeen am ndax ci wàllu démocratie dañu ni parrainage bi baax na parce que segg na mais tamit ci wàllu démocratie est-ce que tamit ci élection ñu jël ci 5 partis rek wala 5 coalitions ñu dem ci côté démocratie lan mooy sa yëg sa gis-gis. d'abord 27 ñoo déposé woon. ñu téye ci 5 li may njëkk a wax mooy am na benn genre gisaanekat boo xamante ne waxoon na ci ay jamono ne 5 yi candidats la ñuy am. ban gisaanekat la. xaw ma ko am na kenn koo xam ne ci gisaanekat yi waxoon na ne 5 candidats la ñuy am nañu mujj nañu am 5 candidats. mais gisaanekat yi dañoo bari xam nañ see tudd juróom yoo xam ne dañuy wax ci làmb ji wax ci nangam. maanaam gisaanekat mooy ki nga xamante ne gis na mbir yi balaa muy ñëw premier ministre moo waxoon ne moom gis na ne ñi ngi jëm ci. te 5 candidats fa lañ jëm donc wax na ko 5 candidats la ñu mujj am tey na xel tey yuy xel sénégalais yi may dégg ñoom xam nañu mais mbokk mi Fall parrainage en tant que tel nekkul lu bon parce que jaaduwul aussi état mu mel ni état du Sénégal ñuy def élection ñu dem am benn pléthore maanaam candidats yi bari àgg ci ay 30 àgg ci ay 40 kooku jaaduwul. li jaadu moom mooy ñu xool nu ñuy def ba organiser ba dajale leen ci benn nombre boo xam ne nombre bu tuuti la mais kooku da nga koy teg woo mbokk yi ñu génn ay xalaat ñun am nañ ci xalaat boo xam ne du parrainage ñun am nañu xalaat ñu def ko liste unique parce que ñoom li ñuy bañ c'est un problème d'organisation lañ doon wax
dajale carte yi bari bu ñu commencé le matin mais c'est parce que foofu rek lañ xalaat mais nañu xalaat benn fiche boo xam ne benn kese la juróom benn fukki photo nekk ci ki dugg choisir benn photo rek signé kooku benn candidat la donc y a pas un problème d'organisation qui se pose mais lenn moom moo am c'est un problème de consensus problème mu daje moom moo amul dañu war a daje ñu waxtaan gis nga li PUR proposé moom mooy ñi ngi jëm ci jamono. daje bi tamit kenn mënu leen koo gàntal parce que woote nañu de. ñan ñoo wuyu ji ñii wuyu ji fu ñu mujj le problème moom mooy c'est-à-dire mascarade la c'est-à-dire yooyu yëpp ay mascarade la Sénégal moo war a génn ci mascarade xam nga mooy lan dama amoon ndeysaan benn mbokk yal na ko yàlla xare aljanna tubaab la de mu ñëw di liggéey fii mu ne ma gis nga magay seen réew mi xam nga lu ko yàq faire semblant mu ne ma tout le monde fait semblant da ngay gis ko génn ak maîtrise am sax jël benn table jënd table jënd benn chaise loué benn néeg parce que moom am na maîtrise biologie mu bind laboratoire d'analyse ça c'est du faire semblant le président va passer sur cette route nga jël ñëpp ñuy raxas mbedd mi c'est du faire semblant gis nga mascarade boobu moo war a dañ faire semblant boobu moo war a dañ te ñu dugg ci réellement li nga xamante ne moom la ñu war a def le PUR li muy proposé xam nga mooy lan mbokk mi première année bi ñu yàlla dénkee réew mi la ñuy régler définitivement le problème des élections mais jaaduwul 1960 ba léegi fu élection amee ñëpp commencé tiit am na ñu bari ñoo xam ne duñu voté ji parce que dañuy wax naan sàcc nañ élection yi ba noppi mais il faut que ce pays dépasse ça te pour mu dépasser ko moom mooy dès à présent bu première année bi nga régler le problème des élections cadenassé yoo xamante ne kenn du ci dellu ginnaaw te ko ki nga xam ki ko mën mooy ki nga xamante ne mu falu ak mu ñàkk falu toog ci nguur ak ñàkk toog ci nguur moo ko yitteel balaa muy dof parce que le pouvoir rend fou. ok damay dellu ci ginnaaw tuuti parce que bi ngay présenter PUR da nga nii muy parti boo xam ni bokk na ci parti yi jiitu ci Sénégal ci taarix pour ñu fekkewul dégg. waaw tey xam nga ñun da ngay dellu ci ginnaaw 1998 la ñu sos suñu parti ñu ngi doog a dem élection bu njëkk mooy ci élection législative yi mujj mais bi ñuy dem élection législative nous on était seul ñun kenn la woon kan moo ñu raw Benno Bokk Yaakaar ñaata parti la 200 parti la. loolu moo tax ma ne la nous sommes le premier parti Benno Bokk Yaakaar c'est plus de 200 partis ñoo fa daje ñun ak ñoom nag ñoo nar a jongante ji ñun kenn lañu pendant par rapport ak 200 personnes moo tax ma wax barki dem ci plateau ba ma demoon ma ne leen ñun aujourd'hui te ka fa nekkaloon Benno Bokk Yaakaar weddiwu ko nous sommes le premier parti. ok monsieur Kébé man li ma jaaxal moom mooy est-ce que gëm ngeen ni élection yi di ñëw PUR mën na fee jëlee président Macky Sall. loolu nag Fall Ndiaga Yaram danga may xaw a reetaanloo sax bu dee ngëm kese kenn ëpp ñu ngëm ci loolu dañ ko gëm ba weesu koo gëm parce que lu mën a nekk la te lu war a nekk la te ci kàttanu yàlla luy nekki la. li ma jaaxal moom mooy comme ni ko Sénégal di waxee benn daayira rek ñëw former benn parti ay taalibeem signeel ko organisation boobu ngeen ni mën ngeen fee jëlee. di fi nekk d'abord benn daayira créé wul benn parti. parce que ku gis PUR da nga naan mouvement Moustarchidine. loolu yéen a koy wax. benn daayira créé wul parti parce que Sénégal daayira wala église wala tarixa mënul créer parti ay nit ñooy jëkk bëgg créer parti daayira bi ngay tudd noonu al Moustarchidine bi ngay tudd man ci laa bokk mais tey sunu candidat Issa Sall mais bokkul ci daayira bi. tey boo demoon tey Kër Martin ca dëkk ya ñoom bu ñu ma déggee tey Kër Martin ndeysaan barki dem ñu ngi yónnee benn daje bu ñu def shahidallah pour wax fi ñu toll ci cadre liggéey bi mais ñooñu tey bu ñu la déggee dañuy jaaxle démb ñu ngi gis sunu mbokk bi tudd Ahmadou Sougou ñu ngi koy ziar di ko nuyu au passage mais kooku sunu mbokk boo xamante ne mi ngi bokk ci tarixatul muridi la kooku bokkul ci al Moustarchidine mbokk yi réew mi amul benn parti boo xamante ne mën na am wala départ bokk ci wàllu concession wala ci wàllu diine kooku mënul nekk. il est vrai que ñi ci bokk comme ñun ñii ci Moustarchidine la ñu bokk mais bokkuñu ci en tant que membre Moustarchidine PUR la ñu bokk muy parti politique di ko doxal la ma la wax sànq nga bàyyi ci xel mooy man Moustarchidine laa maay wax ak yow mais tey man ngi interview bi nii c'est pas le Moustarchid
ok ba tey dinañ am loo xam ne bëgg nañ ko leeral suñu bopp bi parce que information la boo xam ne chaque jour mu ñëw ci suñu rédaction yi muy ki nga xam ne moo jiite PUR di El Hadj Issa Sall jamono ji ak relation ak sëñ Moustapha Sy ñu bari dañu ne neexatul sëñ Moustapha arrêté na loxoom ci parti bi. ah loolu tooñ la ñu ngi tooñ Serigne Moustapha ñu ngi tooñ Issa Sall benn problème amu ci. wallahi benn problème amu ci Serigne Moustapha mooy président parti bi Issa Sall mooy candidat wam moom bu ñu mujj dajalee au niveau bureau politique wax ñu orientation yim ñu jox bi ci njëkk dafa ne bu leen def seen congrès ci néeg parce que yéen dépassé ngeen néeg def leen ko Sénégal yëpp xam fi ngeen tollu moo indi congrès bi rëy bi ñu def ngeen gis ko fekkee ko couvrir ko ñu ngi leen ciy sant. mu fekkee ko. mu yónnee ki mu yónni mu mat sëkk mooy Cheikh Tidiane Ndiaye muy xaritam di àndandoowam jour boobu la ñu wax ne jiitu leen maa ngi sama ginnaaw def li may def. amul lenn lu ñuy doxal ci cadre parti bi moom en tant que président mu war ko jot comme information jotu ko comme information. maanaam jël Issa Sall président Issa Sall jiital ko congrès bi ak ni mu toll ni ko Sénégal doon séentoo ñu bari séentu ci sëñ Moustapha mu téye loxo. dafa wax ne Serigne Abdoul Wadoud Serigne Modou Mbacké Abdoul Wadoud maa ngi lay yóbbante ci sama sama kilifa ga Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na ko yàlla yokkal ay fanam yokkal kattanam ne ko. demal nga waxal ma ko ne ko sama parti dafay dem élection te bu féexee danaa fa ñëw wala ma yónnee fa ñun nag li ñuy ruumandaat ci suuf ak Abdoul Wadoud boo ko jotoon léegi dina la ko wax ci kàttanu yàlla donc pour wax la ne sëriñ bi loolu la wax noonu la demee mais gis nga opinion il faut nga bàyyi ko xel yéen journalistes yi des fois ci seen compréhension wala ci seen galgal léeg-léeg ngeen galgal ñu bëgg ngeen am fu ngeen ñu féete ci parti confrérique la wala yu demee noonu xëy na sax looloo tax sëriñ bi téye tànkam pour gëmloo leen ne leen te pour waxloo leen ne leen pour xamal leen ne leen parti bi parti wu ay jeunes la ak ay mag yu góor ak yu jigéen ak ay xale yu góor ak yu jigéen yu war a jël seen responsabilité ci réew mi taxaw pour jël seen responsabilité ci réew mi. Serigne Moustapha mooy président bi mais le candidat s'appelle El Hadj Issa Sall. ok damay ñëw ci xew-xew yi nga xam ne xew na fi parce que élection yi yéen ñi ci bokk yëpp ak opposition bi ñi ci bokkul mooy élection yi dañ ciy taxaw mu doon élection yu ànd ak njub te leer nañ ba am ay yoon yoo leen jël ngir taxawee élection yi tey bu ñu gisee ni yoon woowu ñu président wax ni réew mi du ma nangu ku ko yàq wala di ko yàqu-yàqulu nan ngeen nar a taxawee fii ak élection yi ngir lépp leer. xam nga ñun bu ñu nekkoon ci place am loolu la ñuy wax njiitu réew du nangu réewam ñu yàq ko parce que réew mi dañ ko dénk mais damay wax barki démb ne gis nga jàmm dañ koy ñaan waaye itam jàmm dañ koy wootal xam nga mooy lan mooy foo nammee def musiba def fa jàmm foo nammee wax musiba wax fa jàmm mais yoon yi mu jël moo tey xel xam nga yan yooyu la jël. def na parrainage am forcé ci nit ñi éliminer ñi mu ciy éliminer doxalee ko ni mu koy doxalee te defu ko en toute transparence tey na xel yi wax nañ ne 5 candidats la ñëw nañ ne 5 candidats la ñu ngi préparer population bi ci benn pourcentage mais population bi tam duñ ko nangu. est-ce que moom tamit gisul ni heure bu nee dina fi amee ngeen ni du fi amee te day mujj am. waaw. est-ce que taxul mu yab leen. ah yab mënul am xam nga yab mënul am gis nga Fall Ndiaga Yaram. yàlla santul kenn mu ñàkk fayda yàlla dafa bëgg nit ku nekk nga amal sa bopp sa fayda yaa ngi dégg est-ce que jaadu na pour yow un militant de l'APR parce que militant la parce que promettre na ne dafay voter ji moom mu am cartam man je ne suis pas un militant de l'APR du ma am sama carte xam nga jaaduwul xam nga inégalité boobu am ci chance yi
léegi man nu may def damay toog nangu ko parce que jàmm laa bëgg mais kooku yàlla santuma ko damay jël sama fayda bu jaree dee ci kaw tali bi ñu dee ci kaw tali bi parce que li militant boobu ak man mais ñoo war a tolloo chance te yemul ci carte yi de ñoo war a tolloo chance fu ne ñoo war a tolloo chance ci war a mën a faju ñoo war a tolloo chance ci war a mën a jàng ñoo war a mën a tolloo chance ci war a mën a doxantu sax nga doxantu. tey bu doon xalaa ma ndiir bàjjo xalaa doo fi jaar ñu gis ni fépp fuy rond-point ci Ndakaaru ak bërëb yu bëree bëri da koo ceinturé ak i policier ak i gendarme mu mel ni tey boo leen jugoon doo leen ko mën. loolu c'est désolant kooku dafa ñaaw sax xam nga li ñaaw mooy nga jël ay takk der yu ay sénégalais nga teg lañ ci ay rond-point nga jël ay sénégalais yoo xamante ne ni yow lañ mel di ay takk der nga bëgg leen jël dóor leen ci kaw yeneen sénégalais kooku dafa ñaaw sax. Macky Sall dafa falu en 2012 bi muy falu c'était en toute transparence moom nee na c'est le président le mieux élu depuis que le Sénégal est Sénégal. 1960 avec 65%. waaw mais kon lu muy tiit nee nga am nga un bon bilan mais kon looy tiit tu as un bon bilan loolu nga wax sénégalais ñu ngi ci seen bët yaa ngi def say inauguration te tuddul inauguration yow xam nga ne tuddul inauguration. noo ko bëgg a tuddee. mais ay visite de chantier la visite de chantier man ci benn chantier laa jóge nii sama benn chantier laa jóge nii mais visite de chantier la président bi di def terre bi mu ne leen ay ca pendant une semaine arrêté leen préparé leen maa ngi ñëw ñu visiter chantier bi noonu la def ñu visiter chantier bi mu xool ñu tëjaat chantier bi continuer même ci planning bi sax perdre nañ fa temps noonu la demee Dakar Arena même chose visiter nañ ko lu ñu fa def après meeting et cetera mën naa la ko toppal ba ci bërki démb ci jàkk dañ doon sabaru invité ay càkkaaba pour wax la ne loolu yëpp mu ngi ko def tey da nga ne tu as un bon bilan ba noppi jël nag takk der yi teg leen ci ay rond-point mais on est où là fan lañ toll 1960 lañ jël indépendance ba léegi 2019 ñuy def loolu est-ce que jaadu na. sama avant dernière question moom mooy PUR moo ngi jëm ci ay élections ñu gisoon organisation bi ngeen amoon ci législatif bi campagne ko fépp ci Sénégal ñaareel mooy PUR a demoon mais élection présidentielle am na ay ñoo xam ne ay candidats la ñu woon te doonatuñu ay candidats opposition bi tas na ndax xalaat nañu ni PUR bi yoon dina dem ak coalition. xam nga dafa am bërki dem ba benn mbokk bu fi ñëw ne dafa bëgg ñëw jàppale ñu ci cadre liggéey bi. fekk bunt bi sax mi ngi tijjeeku ma ne ko gis nga bunt bi xam nga dafa tijjeeku ma ne ko la porte elle est grandement ouverte bunt bi ibbeeku bu yaatu mais du pour ñëpp nag ñun ñi ñu bokkal ngëm-ngëm bokk ak ñoom jikko la porte elle est grandement ouverte mais ñi nga xamante ne dañuy ñëw pour ñu séddoo amul fi li ñuy séddoo amu fi lu ñuy pàccoo amu fi ñun dañu jàpp ne réew mi dafa dellu si dafa jot mu delluwaat teguwaat ci ay raay teguwaat ci jàmm dafa tegu ci fitna gu mag a mag ku nekk yaa ngi angoissé ku nekk yaa ngi stressé mais loolu dafa war a deñ ñi ngi jàpp fii di tëj ñi ngi jàpp fii di exilé loolu dafa war a deñ ci réew mi ñu delluwaat liggéeyaat jaaduwul à un mois des élections ñu yëkkati ay takk der teg leen ci suuf dafa war a deñ ci réew mi. yow mii wóor na ma ne 3 heures du matin nga yeewu pour xool looy def sa biir kër moo la dal moo dal beneen borom kër yooyu moo war a denc ci réew mi jàmm am yiw am mbaax am wér-gu-yaram am te loolu tant que ñi ngi continuer di ñu gouverner comme ça loolu du am moo tax mbokk mi ma ne ko bu fekkee ne pour pàccoo nga xalaat wala pour ñëw pour def dara sa poche non cette porte là n'est pas ouverte pour toi ñun PUR noonu lañu nar a taxawalee boo mënee nag ñu ngi def ay coalition wala yu demee noonu. dama ci sawar tontu ci wax la ne dafa am ci opposition bi ñu bari ñoo xamante ne ñoo bokk li ñu bëgg ñu ngi waxtaan ci kàttanu yàlla di xool nu ñuy doxalee am na programme bu ñu def mi ngi tudd le programme PUR 100 programme boobu ku ci gis sa bopp xam ne nii lañ nar a gouverner mën nga ñëw parce que nag gouverner da ngay dajale ñi nga xamante ne ñëpp ñoom ñooy compétence yu baax yi. jikko yu baax yi yiw yu baax yi nga bokk ak ñoom ci kàttanu yàlla.
di fi ñuy mujjee rek moom mooy candidature bu ñu demee élection ci taarixu réew mi nga xam ni PDS parti socialiste tey am na parti yoo xam ni danaan di cleurer li nga xam ne mooy démocratie Sénégal waaye di cleurer li nga xam ne mooy élection yi nga xam ne moo fi mus a jaar yëpp ñu dem tey ba 2019 ñu ni PDS bokkul ñu dem ni parti socialiste bokkul Khalifa Sall la nga ci kaso ba Karim mën na am sax dootul ñëw lan mooy sa gis-gis ñu tàggatoo. xam nga Fall man maa ngi lay sant bu baax ci sa laaj boobu lay gis nga Khalifa Sall mi nga mujj tudd tooñ gu rëy du ci am te sunu candidat El Hadji Issa moo ko wax te réew mi moo ko may te constitution bi moo ko may gis nga bu ko yàlla joxee réew mi ngoon googu Khalifa Sall du fanaan ci kaso bi parce que tooñ gu rëy ci am. yi ngay tudd nii ay PS PDS AFP daan bokk ci élection dama la koy misaalal xam nga ñu ngi nekk nii ci VDN bi jëm Yoff gis nga bu ñu àggee Yoff ñi àggul Yoff yëpp xam nuñ def dañoo wàcc yoon dañoo jàdd yoon te noonu la demee c'est-à-dire il n'est pas dit que parti yooyu sax dañu war a bokk bien que loolu ci normalement parti buy dox loolu la war doon mais bu ñu jàddee yoon rek. bu ñu jàddee yoon ba gisatu leen rek c'est parce que nekkatuñ ci yoon bi parce que ñu ngi nii ci VDN bi jëm Yoff jaadu na c'est désolant waa parti socialiste ñoom ñoo la mën a tontu wax la pourquoi loolu amul waa AFP ñoo la mën tontu waa PDS seen bopp ñoom ñoo la mën a tontu mais li désolant am tey mooy dafa am benn yoon ak benn côté boo xamante ni dañ fa féete ñoom ñëpp ñu féete ko man damay faral di wax nag ne dafa mel ni suñu borom ci kàttanam gu rëy googu daf ñu yéene jàmm. gis nga ñu yàq réew mi yëpp ña ngi ca benn côté gis nga bu yàlla dogalee mu jox ñu ko le 24 ña yàq ci réew mi yëpp fa la ñuy jaaree ñoom ñëpp ñu retraité ñu mën a ñun embaucher ñi ñu bëgg a embaucher yëpp comme doctorant ña ngi ca école ya génn am seen i diplôme di chômer dañ leen embaucher ñoom ñëpp ci kàttanu yàlla dans les 100 premiers jours ña yàq réew mi bàyyi place yooyu yëpp danañ embaucher créer emploi comme ni ñu ko war a créer pour les jeunes parce que léegi jaaduwul mais ay nit. yoo xamante ni ñu ngi seen diggu doole nekk ci ay rond point xam nga lu ñuy jaay tàndarma xam nga lu ñuy jaay gerte caaf est-ce que loolu jaadu na loolu lan la mën a def gérer ko ci wàllu kër même ci cadre dignité sax dafa nekkul lu jaaduwul mais parce que li ñu war a gérer réew mi noonu la ñu gérer wul réew mi moo tax ñun ñuy laaj réew mi moo tax ñu bëgg le 24 boobule képp ku war di voté ji boo demee ñëwee nga votel PUR votel Issa Sall ñu mën a soppi réew mi comme ni ñu ko war a soppee. monsieur Kébé di la jaajëfal bu baax a baax. man maa lay sant di la farataal jërëjëf tabarka